asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci confiance bi ngeen am di ci ànd ak ñun ci jotaay bi nga xamante ni tey édition spéciale lañ ko fas yéene wax ndax rek ay ñaawteef yi nga xam dañuy xew ci dëkk bi ñu yàgg cee wax tey nag tunga ne lu teew ñuy nataal dañ fiy am benn gan boo xamante ni ñu ngi koy wax Mame Omar Samb nekk ci collectif bi nga xamante ni ñoom ñooy les victimes de Kounoune kooku nag bu ñu ko amee ak moom dinañu waxtaan ci lu bari ndax ku ne Kounoune xel yi dem ci kër yi nga xam dañ leen toj ku ne Kounoune xel yi dem ci litige foncier yi fay faral di am mu loolu nag moo waral tey suñuy jotaay bi nga xamante moom lañ fas yéene seex ak yéen di ci dalal suñuy gan monsieur Samb Mame Omar ñu ngi leen nuyu di la dala jàmm. salaamaaleykum Seydina maa ngi leen di nuyu mbokku internet yi di nuyu Sénégal di ñaan tamit suñu dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg comme ni nga ko waxee man maay Mame Omar Samb di nekk représentant porte-parole collectif des victimes de Kounoune waaw mooy suñu kër yi ñu toj ce qui s'est passé le jeudi 26 novembre bi passé. jeudi 26 novembre ngeen yeewu ak tiis. lan la dañ leen jox ay sommation dañ yàgg artu wala da nga xëy a jékku tëj kaw. xam nga Seydina dañ nekk dëkk boo xam ne nii moom dëkk bu doy waar xam nga comme ni ma ko waxee si yeneen fi ma jaar yëpp bu fekkente ne jot nañ sommation wala ordonnance am na ci loo xam ne nii maanaam dinañ ci taxaw mais bu fekkente ne da ngay tabax ñu jaay la nga yor ay kayit du leer weesuwul ñu defal la acte de vente nga am attestation de vente dem au niveau impôt et domaine gars yi génne la réquisition terrain yi après génne la droit réel terrain bi loolu amul lu ko gën a leer li am mooy ñun ñi nga xam ne maanaam toj nañ suñu kër yëpp ñenn ñi man bokk naa si ñi nga xam ne ni maanaam mën naa ne sax man maa njëkk a jënd foofu si site bi foofu. yow kañ nga fa jënd. man bi may jënd c'était le 15 janvier 2014 waaw. 15 janvier 2014 laa fa jënd bi ma fay jënd un certain Abdoulaye Gueye. Abdoulaye Gueye boobu moom ki ma booleeg moom sama cousin la moom ma booleeg moom bi mu may jaay. Abdoulaye Gueye bi mu jaay boobu titre foncier bi mu nekkoon si turu famille Meng ñi ko jiite woon mooy Daouda Meng. boobu titre foncier bi c'était le numéro 6815R. le numéro 6815R mu ngi nekkoon ci famille Meng ki nga xam ne ni maanaam mooy seen taw jiite woon ko mooy Daouda Meng. Daouda Meng boobu moom moo joxoon procuration pour Abdoulaye Gueye jaay. man Abdoulaye Gueye moom ma jaay ñaari terrain yi mooy parcelle bi nga xam ne ni mooy numéro 88 ak numéro 88 document yu leer nañ laa yor yoo xam ne ni maanaam mu ngi nii acte de vente bi moo nekk ni yor nañ attestation de vente bee nekk noonu attestation de vente bi tam après ñun bi ñu tabaxee bi ñu demee ba jënd fi ñu ko jëndee tamit fi nga xam ne ni maanaam fa lañ signé compromis de vente bi mais c'est devant un commissaire priseur mooy ki nga xam ne maanaam mu ngi tudd Ndiaga Pouy Ciss doomu jokkul la nekk sama moromu papa bi nga xam ne ni maanaam tey ñii moom bokk na si lobby bi nga xam ne nii mooy li ñu dal nii moo ñoom ñoo ñu ko teg parce que Ndiaga Pouy Ciss commissaire priseur la ñun terrain bi ñu ko jëndee titre foncier amoo fenn foo koy jëndee lu dul si devant un notaire mu nekk loo xam ne ni maanaam xamuñu ko parce que ñun 26 kër yi ñu fa toj yëpp ak yeneen fondation yi ñu fa toj amu ci kenn ku dem devant un notaire jënd fa muy Abdoulaye Gueye bi nga xam ne ni maanaam kër yi ñu toj foofu bu la Abdoulaye Gueye jaayul un certain Ndiambé Dansokho El Hadj Ndiambé Dansokho bi nga xam ne ni maanaam société am mu ngi tudd AKI nekk benn waay boo xam ne nii il paraît day jàppale Macky Sall si parti APR la nekk moom kii itam a nekk ni El Hadj Ndiambé Dansokho AKI moom moo nekk ni moom en 2016 moom dafa ñëw arrêté suñu travaux ànd ak benn gendarme bu tudd Diop boo xam ne Descotch lay liggéeyee man quelques semaines lañ ci def ma jógee France ñëw bi ma ñëwee ma dem Descotch ñu ne ma léegi El Hadj Ndiambé Dansokho la benn dame bi nga xam ne ni maanaam moom la titre foncier bi nekk si kër ni si turam muy Marie Christine Koudou moom moo joxoon procuration El Hadj Ndiambé Dansokho ay mbeng moo waxoon léegi. waaw ñoom la seen tour nekkoon si titre foncier bi waaw. daam bi ngay wax nii. dan moo ko ci dugal. daam bi ñuy wax nii man en 2016 sama mag daf ma woo ne ma dañu arrêté travaux yi moom bi ñu arrêté travaux yi moom dañ ne un certain El Hadj Ndiambé Dansokho moom moo fa ñëw ànd ak benn gendarme bu tudd Diop bu liggéeyee Descotch man 3 semaines après si laa ñëw bi ma ñëwee ma jubal Descotch bi ma jubalee Descotch ñu ne ma ñoom gendarme boobu la Diop laa moom wax sax ne ma léegi El Hadj Ndiambé Dansokho moom moo am procuration jaay terrain yi yow ñu la jaayoon moomuñu. Abdoulaye Gueye bi nga xamante ne moom moo am. waaw famille Meng nee na ñoom moomuñu parce que Daouda Meng waaw. Awa Mbeng waaw. ñoom la seen tour nekk ci droit réel bi. le domaine reconnaître. le domaine reconnaître. ñoom ñoo defal procuration Abdoulaye Gueye pour mu jaay terrain yi waaw. moom mooy Abdoulaye Gueye donc moom ñu ne moom lu mu jaay baaxul. lu mu jaay baaxul léegi en.
kiy jaay nii moom moo baax. li Ndiambé Dansokho yor léegi fi mu ne moom moo baax. Alaaji Ndiambé Dansokho d'après li nga xam investigation yi nga xam ne am nañ ko benn waay la boo xam ne ni ab truand la. mën nañ ko wax dañ koy wax truand bu mag a mag a mag a mag bu fekkente ne ñi nga xam ne ni maanaam ñu ngi APR ñu ngi dëkk ñu wax Macky Sall ne leen am na benn waay bu tudd dëkk Tamba Kédougou bu tudd El Hadj Ndiambé Dansokho bu dëkk village bi nga xam ne. moom nee nañ jarbaatu Amath Dansokho moom la ñu am na ñu ne doomam la am na ñu ne jarbaatam la mu nekk waa joo xam ne ni yàgg na def jëf yu mel nii. parce que en 2008 amoon na benn litige foncier boo xam ne ni amoon na ko ak gouverneur Sambou jamono boobu ak jabaru gouverneur Sambou kon yàgg na ko def yàgg na def lii moom moo ñëw arrêté suñuy travaux man bi ma ñëwee après gisanteeg bi comme ni ma la ko waxee dama descorche ñu ne ma demal gis El Hadj Ndiambé Dansokho man ma gisanteeg moom ma ne ko léegi nan la ñuy def bu continuer suñuy travaux mu ne ma léegi foog ñu fay acte notariat bi après ma defalaate leen beneen acte de vente bu bees kayit yaa ngi nii ay kayit yu leer yoo xam ne ni maanaam mu ngi nii ñu yor Ndiambé Dansokho boobu defaraatal ma beneen acte de vente au nom de sa société AKI mu ngi nii parcelle yaa ngi nii numéro 88 somme 7 millions defe naa lii moom amul lu ko gën a leer mooy Sedan mu ngi nii El Hadj Ndiambé Dansokho société AKI ma ñëw ma ne ko léegi acte notarial bi ñaata la mu ne ma 816 000 francs kii bee nekk nii reconnaissance bi nga xam ne ni xaalis bi ma ko joxoon. gendarme Diop man gisatuma ko wax dëgg yàlla mu xam naa peut-être mu ngi descorche ba léegi mais yaakaar naa ne benn lobby la boo xam ne ni ñoom ñëpp si lañ que ça soit gendarme bi nekk descorche que ça soit préfet Tëngéej que ça soit mairie Tëngéej que ça soit ñeneen ñi nga xam ne nii maanaam ñu ngi noppi si li nga xam ne ni maanaam moo xew Tëngéej tey nangu ñu si wax pourquoi nangu ñu si wax bu fekkente ne tey dafa am loo xam ne doomu Tëngéej da dal Seydina mu dal doomu Tëngéej mu nekk loo xam ne ni ñu toj 26 kër au niveau de Kounoune 26 kër ak yeneen fondation lañ fa toj. mooy kii li ñuy yi défilé ni fii sama kër la. sama kër lañ toj nii sama kër moo nekk ni këru 300 mètres carrés la. kër gi pare woon na si suuf rez-de-chaussée bi pare woon na ba ma teg yëkkati premier étage ba dernier sénage. ñu ngi ni kër xanaa ba nga commencé fondation yëkkati yooyu yëpp gars yi mosuñ fa jaar. kenn benn yoon lañ ma si arrêté travaux mooy 2016 bi fa Ndiambé Dansokho boobu ñëwee ànd ak gendarme Diop. à part ça daaw y a 1 an et demi de cela gars yi dañ ñëw jot arrêté préfectoral nañu préfet nee na fi mu ne nii fi kenn amatul droit continuer liggéey parce que dafa am benn litige bu fa am ñu ngi régler problème bi au niveau de la justice léegi litige boobu nan la demee parce que El Hadj Ndiambé Dansokho bi ñuy wax ni moom moo dem falsifier kayit yi Marie Christine Koudou bi nga xam ne nii maanaam moom la ñu wax ne moom titre foncier bi. mais léegi problème mooy bu ñu demee domaine. ñu def titre foncier numéro 68 15. ban tur mooy génn. moom moo ma jaaxal Seydina léegi nag fi mu ne xam nga dafa am beneen affaire bu grave bu am si affaire bu Seydina dina la reetaanloo xam nga mooy lan fi mu ne léegi fi mu ne nii titre foncier bi mi ngi waxoon ne Marie Christine Koudou moo ko moom léegi titre foncier bi nekkatul 68 15 beneen numéro la. ah oui léegi fi mu ne waa cadastre defar nañ léegi beneen plan cadastral Marie Christine Koudou ba fi mu ne nii kii nañ ko defar nañ seen i def nañ seen i morcellement bu commencé waat jaayaat. famille mi Mbengue bi ñoom Marie Christine Koudou lañ ko jaayoon avant ñuy jox Abdoulaye Guèye sax muy jaay. lii yaakaar naa ni non lii dafa compliqué xam nga lu tax mu compliqué parce que dafa nekk loo xam ne nii tey jii nii ñun nan la ñu mën suñu collectif nan lañ mën a porter plainte Seydina ñu porte plainte plus de 20 et quelques personnes porte plainte nañ Abdoulaye Guèye porte nañ plainte nañ Ndiambé Dansokho porte plainte nañ Ndiaga Pouye Ciss te ba léegi nii ñoom ñëpp ñu ngi en liberté si loo xam ne nii maanaam lu ñu yàqal bu ko équivalé ëpp na milliard ak lu teg. yow sa kër gi yow après yow li ñu gis nii parce que Seydina xam nga Seydina booy wax ak nit ñi des fois xam nga Sénégal ay millions boo ko fi wax des fois day yóbbu futi nit ñi quoi Seydina gros chiffre ni ma calculé j'étais à 55 millions et poussière 55 millions et poussière def naa ko ci kër gi sans compter les prix du terrain parce que ñaari terrain yi mu ngi ma dikkee 7 millions boo ko calculé 55 plus 7 da lay jox 62 millions 816 000 waaw 816 000 boole ñu ko si sax quoi mu nekk loo xam ne ni am na ñeneen ñoo xam ne ni yàqulu nañ fa am na si ay terrain nii yoo xam ne ni am na si benn famille boo xam ne suñu collectif la bokk paa bi ñu ngi ko jaay 17 terrain te ni lay wone paa bi xam nga kañ lañ ko jaay terrain en 2019 bi nga xam ne ni maanaam yoon joxe na verdict bi moo li woon ne ñooñu am na lu ñuy def li ñuy def fan lañ ko teg parce que am na ñu nekk seen gannaaw ñi nekk seen gannaaw nag préfet Tëngéej moo jiitu maire Tëngéej topp ci gendarme yi que ça soit Kounoune Tëngéej Mbambilor Sangalkam ñoom ñëpp ci dir bi lañ bokk cadastre maanaam cadastre descorche bokk ci non moo tax nag fi mu ne nan la ñuy mën a porter plainte ay nit boobu ba léegi nii nit ñi mën ñu leen jàpp Seydina lan moo fas yéene nekk taxawaayu collectif bi taxawaay collectif bi mooy lenn médiatiser nañ ko fu nekk dem nañ fu ne Seydina jooytu nañ ko fu nekk télé yëpp dem naa fa
télé yëpp dem naa fa fu nekk génn naa fa léegi li nga xam ne nii maanaam moom lañ bëgg a wax fi mu ne nii nit ñi dégguñu ñaanuñu ndimbal bi ñuy ñaan lenn rek la mooy justice soit faite ki nga xam ne nii maanaam mooy njiitu réew mi mooy président Macky Sall ki nga xam ne nii mooy ministère de l'intérieur ki nga xam ne nii mooy ministère de la justice bu fekkente ne am na ay ñoo xam ne nii APR lañ bokk di déglu li may wax nii am na seen benn waay boo xam ne nii mu ngi tudd El Hadj Ndiambé Dansokho sàcc la triant la yàgg na ko def nag man laxatuma man maa ngi tudd Mame Omar Samb sama numéro téléphone 662 74 07 mooy sama numéro téléphone ku ma si bëgg a jot di nga si jot Dansokho nag boobu ba léegi yéeyu si yàbbi kenn déggu ko bu fekkente ne boobu ba léegi ñu ngi wax si télé yi moom na ñëw seetal boppam Abdoulaye Gueye kenn gisu ko boo wootee ñu ne la Abdoulaye Gueye ñëw fi. caterpillar yi ñii di liggéey di toj ñi xëy ñu rek ñëwul seen déedéet waaw moom laa lay wax nag Seydina xam nga ñii bi ñuy toj préfet Tëngéej mu ngi taxaw commandant gendarmerie département Tëngéej yëpp ñu ngi taxaw ñooñu lu leen yëkkati 3 camions gémi ñu encercler ko site bi mais ñooñu état la Seydina ñooñu ku leen yëkki mooy état loolu c'est l'état parce que préfet moom mooy représentant de l'état fi nga xam ne mooy département Tëngéej Seydina litige foncier dafa bari man bokk naa si mouvement boo xam ne ni mouvement doy na Rufisque boo xam ne ñu ngi xeex loo xam ne ni maanaam mooy litige foncier Tëngéej bari ñi fan yi passé am na benn société boo xam ne ni Tachali xaw ma boo xam ne ni waa ay turc ñoo ko fa bëgg a implanté bëgg a jël ñaata hectares yi nga xam ne ni suñuy yaay yi nga xam ne ni maanaam dañuy defar kecax di defar géej dañ leen fa bëgg a yëkkati si société turque boo xam ne ni tey jii ni mën na indil gàllankoor boo xam ne ni sax population bari ñi Njaxiraat 186 kër lañ fa toj fan yii passé Tivaouane Peulh presque 1786 kër yoo xam ne ni ñu ngi leen war a génne pour toj ñëpp beneen kuréel bu toj ngeen fa ay kër yoo xam ne nii maanaam fan yii passé nii kenn xamul nu mu toll. lan moo tax aussi nit ñi di bàyyi ba nga tabax ba yaakaar di waaye juddu nga bëgg yéen a naan une famille un toit nit ñi di góorgóorlu tamit gars yi xëy di toj rek. Seydina kii di def lii xam nga dafa am loo xam ne nee nañ li la gën a métti sa mbokk moo la koy def te ñun li ñu métti nii tey ay sénégalais ñoo ñu ko teg. tey jii nii dafa am benn phrase boo xam ne ni maanaam moo gënoon yomb xam nga moo gënoon yomb moo lan tey jii femme bi bu demee si justice ba fekkee ne moom mu gañe ñun femme bi ñun xamuñu kan mooy femme bi ñun ñu ñuy jaay lañ amal problème muy Abdoulaye Gueye bi ñu jaay muy am Ndiambé Dansokho bi ñu jaay muy El Hadj Daouda Mbengue bi nga xam ne itam am na ñoo xam ne jaay na leen foofu noonu ñooñu am problème ñooñu ñoo suñuy cible fu mu ne. c'est que man aussi sa wax fi nga xamante ne moo leerul samay nopp. da nga ne bu njëkk Abdoulaye Gueye moo leen jaay. waaw. ngeen toog ay quelques années waa ji Dansokho Ndiambé Dansokho ñëw waaw donc yéen ban relation ngeen am entre Abdoulaye Gueye ak Ndiambé Dansokho ba nga xamante ne Abdoulaye Gueye kan ngi version sa xaalis. Abdoulaye Gueye léegi bi ngi Ndiambé Dansokho bi mu ñëwee xam nga tey jii nii tey Seydina bu fekkee ne dafa am nit ku ñëw fekkee ngay tabax mu ñëw ànd ak ab gendarme boo xam ne nee nañ descotche lay liggéeyee ne ñu yéen fi ngeen di tabax ni ki leen jaayoon moomul Seydina ñu dem ba descotche. mais est-ce que boobu tamit moom warul woon arrêter say travaux. mooy Seydina dafa am loo xam ne daa gën a leer léegi yow bu fekkee da nga dem descotche gendarme bi ne la yow demal nga gisanteeg Ndiambé Dansokho man ma gisanteeg Ndiambé Dansokho léegi Ndiambé Dansokho yóbbuwaat ma bureau Ndiaga Pouye 6 mi nga xam ne mooy commissaire priseur mi nga xam ne moom moo ñu waroon a teel a wax nañu sama waa ji boo leen di jënd titre foncier da ngeen koy jënd si notaire. sama moroomu papa la am na turandoo suñu këru famille ñun. jokkul gi ma dëgg Ndiaga Pouye 6 am na fa turandoo te kooku tey jii lii bu doon may doomam du ma dugal ci lii loo xamuloo ko Seydina man 2020 bi ñu tëjee suñu kër lay soog a xam ne booy jënd terrain titre foncier c'est devant un notaire loo xamuloo ko te ñun ñëpp nag ñi nga xam ne ni maanaam jënd nañ foofu kenn demu si devant un notaire moo lay wër ne yaa ngi problème moo lay wër ne am na benn sensibilisation boo xam ne maanaam des na si loo xam ne nii maanaam état bi war na ko def pour sénégalais yi yeewu pour sénégalais yi xam booy jënd dara fan ngay dem parce que tey ku si nekk mooy comme li nga wax un sénégalais un toit Seydina yow nekkoon nga bitim réew comme ñun ñi nga xam ne ni man woo ma sax ñu nekk bitim réew am na ñoo xam ne ni ay sénégalais la ñu nekk fi di dajale dërëm ak ñaar dërëm ba mu mat pour jënd terrain bay tabax suñu collectif yi bari na ay ñoo xam ne ni Sénégal fii lañ nekk ñi si ëpp tamit bitim réew lañ nekk te lépp yàqal nañ ñu ko jël nañ suñu pool d'avocat nag jël nañ suñu avocat dossier baa ngi seen loxo avocat yi dinañ def li nga xam ne ni maanaam mooy seen kéemtalaay kattan te li ñuy ñaan fi mu ne nii Macky Sall lii di xew si dëkk bi yëpp mu ngi koy yëg mu ngi yëg li ñuy wax mu ngi yëg li nga xam ne ni maanaam moo xew ku dem tey jii ni bëtti ànd ak sa doom naan da ngay wër Dakar di do ay kàr xam nga li xew si dëkk bi woon kon nag fi mu ne nii mooy li may wax doon ko wax sànq mooy ministre de l'intérieur ministre de la justice li nga xam ne ni maanaam tey jii nii xool police sénégalais nañu def seen liggéey El Hadj Ndiambé Dansokho warul nekk en liberté Abdoulaye Gueye warul nekk en liberté Daouda Mbengue mi nga xam ne ni maanaam moo jaayaat warul nekk en liberté
ñun nag ñu ngi si guddi goo xam ne ni seetagul xamuñu fan lañ koy jooyee xamuñu foo xam ne ni fa lañ koy jooyee tey ni promoteur boobu noonu mooy El Hadj Diambé Dansokho moom société mooy ni ma ko AKI la société tudd mu nekk rond point Yoff kii le gars il est en liberté dëkk Petit Mbao. léegi attestation de vente bi. je suis signé monsieur Daouda Mbengue demeura à Thiawlène Rufisque. agissant à sa qualité de propriétaire si après dénommé le vendeur. d' accord yow yaay acquéreur bi. waaw donc yéen lii attestation de vente yéen yow ak Daouda Mbengue la. waaw. léegi kon donc ça veut dire que yow sa xaalis Daouda Mbengue ko jox. non sama xaalis Abdoulaye Gueye moo ma jaay man. Abdoulaye Gueye bi may jaay. moom la ñuy defar. moom moo leen defar procuration moom kii di nii ñoom famille Daouda Mbengue ñoo ko Daouda Mbengue sax moo ko jox xoolal mu ngi nii lii yëpp ay kii ay tampons yu leer la. lii yëpp dans tout cela am na document bi nga xamante ni moo jóge document bi jóge domaine mu ngi nii. rek xam nga boo demee domaine ñaari kayit lañ lay jox. ñaari kayit xam nga mooy lan mooy réquisition terrain bi ak droit réel terrain bi droit réel baa ngi nii mën naa ko lire droit réel baa ngi nii moo ngi bi ngi ne le conservateur waaw bii 68 15 Rufisque moo nekk nii si suuf lan lañ si def sama tur maam Omar Samb ne la waaw loolu lañ si def fu mu ne léegi génnal kii bi ma jox wan la kii bee nekk ni mu ngi nii réquisition baa ngi nii xam nga boo demee fu mu ne nii ñu génnee réquisition terrain parce que lii bu ñu la koy jox da ngay génne yow sa acte de vente ak yëpp mais domaine duñ la wax ne la demal si notaire ak yooyu ñoom duñ ko occupé léegi fu mu ne nii lan lañ si bind maam Omar Samb na leen na nee la 68 15 li xoolaatal fii lu gën a leer li nga xam ne ni famille Mbengue lañ si def de quoi le présent est délivré. Le présent état est délivré au monsieur Omar Samb. Voilà. waaw réquisition en date de 21 janvier 2014 lu gën a leer lii du tampon impôt domaine lii tampon bi man ñu ko fal si. ñi naan Ndiaye Diouf. waaw kay Ndiaye mu ngi noonu léegi ñi wax ni ñëpp ñoom ñëpp nekkatuñu domaine problème bi foofu la nekk looloo tax nag fi mu ne nekk na loo xam ne nii maanaam compliqué boo xam ne nii yéeme na. mais léegi yéen en dehors wax nga sànq ni am ngeen seen pôle d'avocat. léegi à part ça lan ngeen fas yéenee def comme combat. à part médias yi ngeen nekk occupé. est-ce que pare ngeen pour taxaw wàcc si tali bi comme ni ngeen bu jaar leen ko. je sais pas manifester devant certaines médias. xam nga Seydina dañ nekk dëkk boo xam ne nii comme tey. comme fi mu ne nii jéem nañ dem Tëngéej gis préfet Tëngéej. jéem nañ dem gis maire Tëngéej. xam nga lan la ñuy wax lan la ñuy wut comme prétexte. Covid. mënuñu recevoir. fi mu ne nii booy def booy manifester foog nga am droit manifester. loolu problème bi te ñun dañ nekk ay nit nekk ay citoyens bëgguñu jéggi yoon. mais mënoon nañ fa tey dem ngeen dem ministère de l'urbanisme. oui mais Seydina foo xalaat ci àddina dem nañ fa man dem naa fépp man depuis le 27 bi ñu tojee le 26 dama jënd billet ñëw le 27 dañ toj le 26 le 27 ma ñëw. kon li moo tax nga ñëw. depuis le 27 novembre maa ngi fi Seydina bàyyi bitim réew bàyyi sama njaboot foofu bàyyi sama liggéey bàyyi lépp foofu. lépp ma bàyyi ko foofu noonu maa ngi sama liggéey ak may xaar maa ngi toog si dëkk bi fii di jéem a lijjanti loo xam ne xamuma ndëgam dina sotti wala du sotti. yéen lan ngeen xaar léegi si état wala ci pour ñu dellu leen seen xaar bi ngeen ci def. ah mais Seydina loolu lañ bu ñu koy génne si média bi loolu la parce que fi mu ne bu ñu jëlee suñu avocat. pour loolu la tamit parce que tey bu ñu tey man xam naa fi Diambé Dansokho dëkk mënoon naa dem këram taal ko mais bu ma damay tooñ bu boobaa. mënoon naa fekk otaam mu toog ma taxaw ma taal ko boobaa damay tooñ damay jéggi li nga xam ne nii maanaam yoon may na ma ko léegi nag fi mu ne yoon moo war a def liggéeyam léegi Diambé Dansokho boobu ñu ne kenn mënu ko jàpp ba léegi parce que si Macky Sall la bokk day politique pour Macky Sall. xanaa Macky Sall warul am esprit boobu di làq ñi nga xamante ni dañuy tooñ alal. Seydina loolu dafa bari Sénégal Diambé Dansokho bi ma lay wax nii dafa créer benn coalition boo xam ne coalition mi ngi tudd AME encore Macky Sall 2019. ok moom moo créé kii boobu noonu Dialokoto fan yii passé lay may ay ambulance seen dëkk seen village Dialokoto ñu pare nekk ay final nawetaan saa di may ay millions fan la ko jëlee suñu xaalis. waaw jàpp nga naa waa ji lu mu nekk ci waa parti gouvernement bi. waaye Seydina ñoo koy protéger. Seydina bu ñu rafetal wax Sénégal xam nga olof la waa ji ab sàcc la. waa ji c'est un truand man maa ko wax man dawuma maa ngi fii si dëkk bi bu ma bëggee jot joxe naa sama numéro téléphone c'est le 77 662 74 07 xam na ma bu baax waa ji APR la nekk waa APR nag kooku mu ngi yàq seen der kuy jàppale Macky Sall di triander ay millions et des millions fan yii passé ñàgg en 2019 dem na ñàgg triander fa benn waay boo xam ne ni c'est des parcelles de 9 hectares à 350 millions. en tout cas lu ci mën a am daal xamal ni
man moom ay kayit yu leer. yàlla tax may wax. ñoo tegu fii samay bët. parce que bu dul woon ay caaxaan warul dëgg du ma ci wax. te gëm naa ni tamit moom le président de la république moom moo ne une famille un toit. rawatina sénégalais yi nga xam ne nekk bitim réew di daan seen doole. immigré bu kontaanee ñaara ko mën a kontaanloo muy bu kontaanee mooy yónnee na njabootam. beneen bi mooy liggéey na loo xamante ne bu ñëwee fa lay làqu muy ab këram. donc kër moom mooy sutura lépp. nit nag bu ko tabaxee ba ñëw ba fii réewam yaakaar ni war na fee war a mën a tedd ay doomu sénégalais ay doomu réew mi di ko yàqal loolu lañ ne dëgg du yoon. toj kër moo war a nekk luy mujj si dund doomu aadama comme nu kaso war a mujjee si dund doomu aadama. nit ki da nga war a mën a xool lu nekk nga teg ko sa bopp. Sénégal bu ñu doon xool te lu fi jaarul yoon bari na te ñu ngi koy maasaale. am na loo xam ne nag lu ëpp dafay tuuru yëfu maa tey yi dañ ko war a bàyyi. ñetti at ci ginnaaw amoon na sax benn vidéo wax mosoon naa ko fi def ci soxna soo ñu tojoon këram nga xamante ni valeur 800 millions la ñu jël ko toj ko tey bu ñu ginnaaw bërki démb Tivaouane Pël la bërkaa démb kunun après njaaxirat dëkk bu nekk ñu ngi fa di fa toj pourquoi ñuy bàyyi nit ñi ba ñuy tabax ba seen tabax yu yegg ñu jël di ko toj loolu ci ab soxor la bokk nit ki bu fekkee da nga jàpp ne terrain wu amul yoon ne jaarul si yoon bu commencé fondation wala gas ngeen ñu awet nekkat sëñ bi kat ana borom kër gi ñu leen borom kër mi ngi Europe wala daal ngeen woo jokkoo borom kër gi xamal ko lu nekk ci suuf soosu bu ko def bu dalee xelam nag mu taxaw lijjanti ba ay mbirum leer muy doo continuer bâtiment am xaalis waxañ na feneen kii mënul liggéey lu toll 55 millions ñu jël ko bëgg ko def ay dóom parce que image yi ngay gis muy daw nii kii ku ko xool sa yaram war na mën a daw te lii lu ñaaw la président de la république bu fekkee yaa ngi ñuy seetaan wala ku nga xam mi ngi ko jege mi ngi ñuy seetaan na ko alerté ci problème bi nga xam moo am kunun mbir nag nañu xam kañ lay commencé bu ñu xam mu kañ lay jeex ndax lu ne xañ na ci parce que kat wax na ko si biir ay waxam lu ko gënal mooy mu bañ a jàkkaarloo kii di Dansokho parce que xëy na xam na lu nekk ci xolam moo tax donc nag nañuy moytu lu bari nañuy moytu di tooñ 7 millions yi mu yor def ko si terrain bu fekkoon lu ko wóor ni bu ko dugaloon fii lii moo ci am du ko ci dugal ay këyitu leer lay yor ay këyitu leer la ñuy teg sama bët loolu moo tax tey ma sukkandiku ngir ñëw taxaw nekk seen avocat te nag lii du gën ci wét injustice ba ñu xamee ba léegi ci lañ si xeexoo la ñu nekk du ñu gis loo xam ne ay caaxaan la ñu ñëw taxaw di leen si jàppale du dëgg du yoon ku wér nag na nga laaj waa ji nga xam ne moom moomoon Agir Imo ba ñu jigee ci kawam dañ ko jëloon denc ko jant bi pourquoi tout le temps rek doomu Sénégal nekk biti ñoom ñooy loru ci yu ni mel loolu tax loolu te ngeen taxaw ne yéen da ngeen bëgg a taxaw jàppale diaspora bi jàppale nit ñi ñu war a mën a am kër yéen da ngeen yaakaar suuf yéen rek yéen ko war a mën a am ci Sénégal politiciens yi ku deful politique pour yow yaa waroo am suuf kurun boobu nga xamante ne yaa 10 ans ci ginnaaw kuñ ko joxoon doo ko jël ñoom ñu taxaw xam ne fii ëllëg futur am na ci ñu en 2014 nga dugal 7 millions en 2014 tey en 2020 ñu bëgg ñu jël kër gi def ko dóom kër goo xam ne moo ne ba R+1 loolu la ñu wax du dëgg du yoon moom ak yeneen 26 personnes yoo xamante ne tey jii bu ñu xaymaa li nga xamante ne yàq nañ ko foofu jege na ab milliard loolu nag man de bés ni que tey boo lemee seen collectif boobu te xeex bi dinañ ko xeex ba ngeen delloowaat yoon delloowaat leen seen sañ-sañ ngeen continuer dellu seen activité parce que tamit bàyyi sa liggéey Europe ñëw uniquement pour li ñu tëj sa kër le 26 le 27 nga ñëw ngir xeex loolu yaakaar naa lii képp ku ñuy seetaan da nga fa war a nekk sa combat te nag collectif boobu déroule leen seen plan d'action xam ni kat yëfu maa tey moom du ay démocrate ay média wala dara dañu ay yëfu woyu leen il faut être des voyous pour être comme eux pour jàkkaarloo ak ñoom faire face à cette injustice. Y a pas un Sénégal à deux vitesses benn Sénégal lañu benn yoon moo fi war a dox yoon war a nekk ci kanamu ñëpp amul diw dafa bokk sama parti wala dafa bokk ci parti keneen wala dafa jege diw wala dafa jege kii benn ñun ñëpp war a bokk yem bokk Sénégal un peuple lañu wax un but une foi du leneen nañu bàyyi Sénégal bu ñuy jël di ko diviser ñuy am di gën di am ñuy ñàkk di gën di ñàkk loolu dafa war a jeex ci Sénégal en 2021 ñii ay sénégalais lañ ku leen saraxu ku leen dolliwul waru leen jëlal li nga xam moom la ñuy fortaatu mënoo nekk Europe pendant 20 ans dajale fa sa xaalis ñëw pour bëgg a ut foo wéer sa njaboot ñu yàqal la ko sànq am na yaa ngi ñu ngi ciy waxtaan yaa ngi ma ciy wax koo xamante ne këram pare woon na samedi la waroon tabax toxu si
jeudi ñu tëj këram kooku fi mu nekk nii il faut que mu sax mu fort mentalement pour mën a nekkaat ci nekkaat nit loolu pour lan ñu koy seetaan ku ñu ko teg ab sénégalais moo tax ñun nit ku ñun dañoo soxor man su ma doon liggéey bii waa ji ñu ne ma demal toj kër gi nga dàq mais man du ma ko def dafa am loo xamante ne xol moo koy def xol il faut nga ñàkk xol dëgg war ko mën def kër bi ku tam tabax ba am na kër yoo xam ne sax bii sax mën nañu wax ni sorewul am na ñoo xam ne yéen ba yeggal seen bagage yëpp la ñuy jéggi ba sanc ñu jël leen yàqal comme ça ay temps gisoon nañ ko croisement Cambérène temps yooyu ak général ak gouverneur Sambou ñu ngi koy fàttaliku donc loolu dafa war a jeex ci Sénégal nit ki bu fekkee këram nekkul ci yoon bu commencé fondation ngeen ñëw ne ko arrêté liggéey bi parce que am na ñoo xam ne loolu la seen liggéey Descos loolu mooy seen liggéey ñoom dañoo war a xëy di wër rek zone yi nga xam dafa am litige wala dafa am problème ñuy xool na amul ko fay tabax wala dara mais du ngeen bàyyi ba nit ki tabax ba tagal ba di xalaat yan bagage lay jënd pour finition ay carreaux ngeen ñëw ne ko kër gi def nañ ko yëpp ay gravailles loolu nag du dëgg du yoon monsieur Samb sa dernier mot. Seydina di la gërëmaat di la wax merci si invitation bi merci tamit si li nga ñu permettre ñu mën a wax li nga xam ne maanaam mooy suñu bébé tey li nga xam ne ni maanaam tey jii nii métti ñu ba fi métti yem te ba léegi nii ñu ngi ci yëy yàbbi parce que xam naa ne man bu ma fi toogaatoon 2 semaines def fi ñaari weer mais boobu ba léegi maa ngi bàyyi sama lépp comme ni ma ko waxee di santaat waa population rufisquoise. message président. waaw ak ministre am ak maire yeeg ñëpp yaa ngi ko caméra le président Macky Sall. waaw ñu ngi lay lancer message bu baax a baax mooy comme ni ma koy waxee rek président lii di xew ci dëkk bi yëpp xam na ko. mu ngi seetaan lépp lii di xew si dëkk bi yëpp lii di xew si réseaux sociaux yëpp président mu ngi koy yëg ministère de l'intérieur yow xam nga li nga xam ne ni maanaam moo xew si dëkk bi xew ko noonu xew si li nga xam ne ni maanaam mooy Sénégal gépp mu nekk problème mu foncier ministre de la justice nañ ñu def suñu liggéey parce que Sénégal dem naa fépp dem naa bureau yëpp fu nekk taxawaalu naa fa fu nekk dem naa fa pour mën a am ndimbal mais bi ma demee am na si bureau yoo xam ne nii xool nañ ba xool Sénégal c'est un pays qui est corrompu parce que foo mënti dem li ñu lay njëkk a laaj mooy xaalis mën nañu toj suñu kër mu nekk ci ay millions ñun ak yeneen doomu aadama ba pare ñu ñëw ñu laaj xaalis ban dëkk la ñu nekk Sénégal la ñu nekk ay sénégalais lañ duñ ay maliens duñ ay ghanéens duñ ay nigériens ay sénégalais lañ bu ñu amee teraanga nag Sénégal lañ koy defee ñu ngi lay lancer waat appel ñun say doom lañ président ñun say rakk lañ ñun say jarbaat lañ dañu koy waxaat amuñu mbokku président amuñu mbokku ministre amuñu mbokku député parce que loolu bu ñu ko amoon tey jii nii suñu kër kenn du ko toj. jàppale wu ñu Macky Sall on est apolitique am nañ ci droit nit ku nekk am nga droit def lu la neex mais ñun li ñu am tey jii li ñu toj ñii tey suñu alal la ñun ñoo ko moom dañu ko ñax am na ñoo xam ne dañu xaar nekk ministre pour am kër am na ñoo xam ne dañuy xaar nekk député pour am kër am na ñoo xam ne dañuy jaay suuf pour am kër am na ñoo xam ne dañuy truander nit ñi comme ay certains El Hadj Jambé dans ko ay ñoom Abdoulaye Gueye pour mën a dawal ay kër dawal ay oto yu rafet wala tabax ay kër ñun déedéet ñun dañ ko fortaatu dañu ko liggéey Europe la ñu nekk ñenn ñaa ngi Sénégal fii président bu fekkente ne dégg nga ñu message baa ngi noonu nag ñu jàppale ba ñu jot suñu moomeel loolu rek lañ bëgg parce que ku si nekk boo tabaxee kër mooy teraanga boo xam ne ni maanaam doomu aadama bu ne bëgg na ko am mooy am foo xam ne da nga fay dugal sa yaay am foo xam ne da nga fay dugal sa rakk wala sa mag wala am foo xam ne sax da nga fay dugal koo xam ne ni maanaam bokku leen loolu mooy teraanga àddina mooy bët te ñun foofu lañ toll woon yaakaaroon nañ ne heure bii nii dañuy taxu suñu kër mais déedéet ñu toog ba si yàgg ñu woo ñu toj ñun seen kër mu nekk loo xam ne lu ñaaw trop war na jeex Sénégal pour lan toj pourquoi ñuy toj tollu ñu foofu Sénégal gi ñu nekk mag ñu baax ñu dañ fi liggéey lu nekk mu dëkku Serigne Touba dëkku Mame Cheikh Rafal dëkku El Hadj Malick dëkku Bou Kounta Ndiassane dëkku Mame Limamou Laye dëkku Baye Niass ñoo xam ne ni maanaam def lu baax ak wax lu baax rek la ñu xamoon Dakar nekk dëkku lébu yi tamit lébu yi ak ñi ñëw fii ci ñi jóge si àll bi doon ñëw yëpp lébu yi ñoo leen dagal jox leen léegi pourquoi Tëngéej rek di am ay problème mu foncier c'est un problème le problème nag doit être résolu comme ni ma koy waxee li ñu tabax nii c'est la sueur de notre travail dañu ko liggéey c'est notre gagne-pain dañuy ñaan nag koo xam ne ni maanaam yaa ngi yëngu si wàllu justice koo xam ne yaa ngi yëngu si nekk kilifa diine ñu leen tàll seen loxo ngeen ñaanal ñu képp koo xam ne wàllu justice ngay nekk boo ñu mënee jàppale ngeen jàppale ñu maa ngi passé waat sama numéro si antenne bi muy le 77 662 74 07 662 74 07 maa ngi leen di nuyu Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jërë ngeen jëf. jërëjëf maam Omar Samb yéen tamit mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di gis ngeen déglu ngeen message am moom dafa wax au nom du collectif bi nga xamante ne ñoom ñooy les victimes de Kounoune
ñeen ñi tamit bu ñu amee lu ñuy wax nañu ubbil nañ leen suñu micro parce que tamit lu ko tax lu ñu tax toog fii mooy li nga xamante ne moom mooy injustice di ko xeex lépp loo xamante ni dañuy néewal doole néew yu doole yi loolu duñu si d'accord donc ñi nga xamante ne aussi dañuy am problème yu mel nii ubbil nañ leen suñu antenne di leen jox dig daje beneen yoon ak ci beneen numéro ak beneen gan jërë ngeen jëf